salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbaa yaa ngi am jàmm sëñ. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. tey nag ñu ñëwoon fii amaloon fi benn conférence de presse mais ñu dégg benn affaire boo xamante si jot nga ko fa souligner muy ñi nga xamante si ni mooy Omar Boun Khattab Sylla mën nañoo wax Mamour Diallo Mbéri Sylla ñoom li nga xamante si ni waroon nañ ko def ci campagne bi defuñu ko mu mel ne dañuy contre ki nga xamante si ni mooy monsieur le maire Moustapha Diop te ñu bokk ci APR loolu lañ ko jàng. waaw li ñu jàngat ci élection yi wax nañ ko sànq élection yi jàpp naa ne Louga bu ñu gisee ñu am fi liñ fi am lu dafa am lu ko waral président de la République dafa joxe ay cër. jël ay cër dénk doomu Louga ñu dëkk biir commune Louga te vraiment ñuy nax président te nax yooyu président daf cee war a am boppam ubbeeku ci bu baax parce que mënoo nekk yor ndomba nekk directeur nekk leneen ak leneen président defal la cër yu nekk jox la nga nekk député nekk lu nekk ba pare président soxla nga seetaan moytuwul campagne bi 21 jours la nit ku tëdd Dakar ba campagne bi des 5 jours nga ñëw xam nga ne campagne oo parce que Louga ni mu toll kenn mënu koo campagne ci 10 jours kenn mënu koo campagne ci 20 jours donc moo dañoo waroon teel a ñëw def li ñu defoon ci élection locale yi parce que li lay wanal ne ñoom bugguñu moyens yi ñu def ci élection locale yi ak logistique bi ñu yoroon ci élection locale yi tey ak élection législative yi niñ def nga xam ne nii ñii lii du seen yëf xam nañ ne intéressé wu leen moo tax liñ taxawee ñu taxaw ko beneen ba aussi ñu xeex parce que dañu ne su Moustapha Diop jàllee gagné commune Louga gagné département bi ñoom Moustapha Diop mooy continuer nekk ministre ñoom duñ nekk ministre te dafa ci am ñoo xam dañoo am ambition nekk ministre te nag nekk ministre jàpp naa ne président moo koy def mais président aussi bu koy def am na ci ay critères yu ngi koy teg kon boog ñuy yee président xamal ne ko ñi nga am fii ci Louga bu résultat yi demee nii ni ñoom mu yewul la mayo ñenn ñi yamuñu ci moye la mayo mais dañ doon yàq di joxe ay consigne de vote sanction pour que Moustapha Diop am problème ci commune bi loolu moo feeñ ci résultat yi. est-ce que nekkul campagne bi ak ñi leen élection locale yi plutôt ak li nga xamante si ni Moustapha Diop amoon na ko ci Louga loolu nekkoon na benn rancune boo xam dañ ko dencaloon ba tax ñu doxalee. waaw dafa am Louga ñoo xam ne nii moom tant que Moustapha Diop ngi politique duñ ko mën a bëgg te duñ ko mën a accepter parce que jeune la ñëw fekk leen ci terrain bi mu gagné leen gagnéwaat leen loolu dafay des ci seen xol kon président moom moo war a am matuk ñi nga xam ne dañuy yàq mu seppi seen loxo sànni fële parce que apporter luñ ko dara parce que Moustapha Diop la mu amoon ci élection locale yi loolu dong la ñu amaat maire yi lañ amoon la ñu indiwaat ñu gagnéwaat amul kenn koo xam ne nii yokk nga ci un plus kon unité bi mu doon wax ak dynamique boobu ñun seetu gisuñu lu mu ñu jariñ parce que mënoo yor ay moyens di tabax ay kër lu ne nga def ko ci dëkk bi ba pare Macky Sall mi la jox soxla dama jàpp ne loolu goreedi la nit du goreedi nit ki tax nga am li nga am bis bu soxlaa sa alal waru koo fekke say moyen waru koo fekke te Moustapha Diop loolu la def na alalam def moyen def temps dem fi Sieur Gandé ruq yi gën a sori ci département bu Louga taal na otoom ànd ak délégation dem fa lépp lu mu laaj mu def ko ba Louga tamit vraiment mu sonn ci du tëdd nelaw balaa tëddi 4 heures du matin 5 heures du matin bu yeewoo 11 heures mu dugg département bi 20 heures mu dugg commune bi nekk ci ba 5 heures du matin jàpp ko 20 jours loolu jàpp naa ne ku bëggul président gagné doo ko def kon wax yi ñuy dégg di ko dégg ci ñenn ñi muy wax yoo xam ne ñu daanu ci saret la wax yoo xam ne nii wax ju amul crédible ndax nit dañ ne bu fekkee da nga ko war a tontu mooy koo xam ne nii da ngaa bëgg a mel ne moom waaye koo xam ne nii buñ la yeewoon guddi ne mel nga bëgg ngaa mel ne diw nga ne déet kooku su waxee wax dëgg yàlla am temps di ko tontu loolu sax man jàpp naa ne ñàkk fayda la kon président xam na Moustapha Diop kan mooy Moustapha Diop xam na lan la Moustapha Diop mën a indi ci département bu Louga xam na fan la Moustapha Diop fekkoon département bu Louga mu yóbbu ko tey ba mu agsi fii kon boog damaa jàpp ne ñun maire yi ak responsable yi delloo nañ njukkal Moustapha Diop pour nekk ci gannaawam continuer di ko jàppale pour liggéey bi mu tàmbali mu àggale ko. jërëjëf kàddu rafet na. jërëjëf. Gaston effectivement waaw loolu fàtte woon naa ko parce que. préféré wu ma di ci wax lu bari quoi parce que non waaw li may wax ci Gaston Mbengue du bari parce que dama jàpp ne aussi Louga ñun ay gone lañ certes waaye ay mag lañ ndax maga ñu yar ñun ku ñu xam ne maga ñu yar ku ñu xam ne xam nañ lu bari waaye ku ñu xam ne tamit ku bëgg sutura lañ ku ñu xam nañ ne ñu yaru lañ waaye nag nit soo ko magee mu jox la cër jox la sa wàccuwaay da nga koy respecté parce que doom sax boo ko juree da nga koy respecté mais wax dëgg yàlla Gaston li mu wax ñaaw na rafetul ci digganteem ak Moustapha Diop
nga xam ne am na fu ñu jaar ah waajuru Moustapha Diop ak moom am na fu ñu jaar ñu seq lu bari historiquement man mii gone xam naa tey jii ne papay Gaston Mbengue ak waa kër waajuru ñoom Moustapha Diop am na lu ñu seq am na lu ñu ci xam bu baree bari ba tax na politique dafa jërul yenn yi moo tax ma di ko wax di ko lancer un message ne ko wax dëgg yàlla Louga gii ku fi bëgg a xas Moustapha Diop jàpp naa ne sa bopp nga xas sa bopp rek ngay xas kon boog Père Gaston ñu ngi lay wax vraiment nga gën a modérer sa langage bu situation amatee boo mënul ñaw wax jàmm nga noppi boo noppee lay gën ka ne wax ci ndax wax ji nga wax du la kaweel mais daf lay daaneel rek te say doom nga nekkal te nag gars yi wax nañ ko fii moom ku fi xamal nit xamal na la te loolu du politique ay argument la ak idée mais du xastaate du wax lu bon di jiiñal di taqal nit koo xam ne nii wax dëgg yàlla lu mu def ci moyen def ko ci temps ci président boo taxawee di wax loolu président sax jàpp naa ne wax jooju wax kii la koy def waaye nag président bëgg naa moom tamit muy jox gëdd ñu ko jar parce que recevoir Gaston Mbengue recevoir ab maire ko gën recevoir Gaston Mbengue recevoir maire yi Louga yi bëggoon mu recevoir leen en solo moo gën muy recevoir Gaston Mbengue muy génn di wax loo xam ne nii pour jaxase la di wax loo xam ne nii pour vraiment defar deru famem la ndax ñoom vraiment suñu mbokk la suñu lépp la waaye buñ àndatug suñu xel duñ mas a bëgg Moustapha Diop te Moustapha Diop yàlla moo ko sàkk moo koy may lim am doomu aadama du ko xañ benn doomu aadama mënu koo xañ li mu war a am ëllëg kon nañ ànd te gëm yàlla te wax ji ñu koy rafetal jërëjëf. ku mbokk ci Louga plus particulièrement mbokki commune bi la ak population bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla defal ñu wér fekke ak tal di sant it ñi nga xam ni ñoo ñu doon jàppale ci élection yi nga xam ni moom la ñu génn muy élection législative yu 31 juillet yi di élection yu am solo ci taarixu réew mi comme ni ma koy waxee waaye yàlla defal ñu ci ndam waa département bu Louga loolu nag nekk suñu mbégte nekkit loo xam ni lu ñu kontaan la ndax dañu ànd ak jàmbaar ànd ak ku am fulla ànd tamit ak ku am fayda muy le ministre maire Moustapha Diop muy nit koo xam ni li mu liggéey ci département Louga kenn ku nekk gis na ko ndax nit koo xam ni doo sonn doo tayyeel bokk nga ak ñi nga xam ni ñoom ñooy say naataangooy maire yi nekk ci département bi ñaar fukki fan ak benn yoo xam ni tëbaloo benn jour chaque jour yaa ngi Louga di wër di dox 10 heures ci suba ba 5 heures du matin kooku il a bien mué la may li mu waroon lépp def na ko non seulement loolu muy def bu xëyee dem ci département bi ci commune ci àll bi bu guddee mu ñëw ci commune Louga nekk fi ba 6 heures du matin kooku liggéey na liggéey boo xam ni yayoo na jaajëf yayoo na sant yayoo na ngërëm waaye tey yeyowul benn waay bu tëdd fële nga xam ni mës sa ñëw fii daanaka du fi jaar amu fi doom amu fi jabar liggéeyu fi du fi julli si du fi tabaski si du fi koree si amu fi turandoo amu fi dara wëndeelu ba mu neex la woote sax defoo taxawàllu ba mu neex la nga yor sa rajo toog ci ñu toog la ci plateau nga toog di xas gor loolu mën naa ñàkk te it nag Gaston lu ëpp tuuru li muy def war na koo bàyyi ñun loolu du loo xam ni moom la ñu xam ci Louga li ñu xam mooy ñu waxante lu baax duñ ko mënee defante lu baax yéenante lu baax loolu mooy dëgg waaye toog di wax loo xam ni yow kenn tudd la ndax yow yaa ngi def li la neex tëdd nga ba doyal defoo dara amul loo jariñ Macky Sall lu dul yow toujours yaay wax loo xam ni am loolu ñuy wax tëj penc moom ngay def da ngay wax loo xam ni ñëpp dañuy dar seen gémmiñ kenn ku nekk départ ci li mu wax na am na loo xam ni boo koy wax ci magum jëm am yenn âge yi war ngaa dem ba xoolaat li ngay wax ba xam lu mu doon waaye waru toog rek yor sab rajo wala nga toog ci benn plateau rek toog di wax loolu neex di wax loo xam ni li ngay wax dara du ci dëgg ci mag mu toll ne moom loolu mën naa ñàkk te d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci suba am na ci nag lu ñuy rus moo tax du ñu yegg fenn fii mais wax dëgg yàlla na bàyyi jàmbur ndax Moustapha Diop ku ko xam ni liggéey la xam te président de la république rek lay liggéeyal moom la bëgg moom la xam ndax ñun ñii di wax ñoom ñooñu di wax ñun feneen lañ ñëwoon tey jii bu ñu demee ba ñu mën ñoo indiwaat ñu ñëw ànd ak président de la république c'est grâce à Moustapha Diop suñu demee it ba mën a dem ànd ak moom moo tax ndax li tax mooy ñun bi ñuy jël récépissé mënoon nañoo jël récépissé bu ñu neex Yewwi Askan Wi mënoon nañu jël bu ñu neex
mais moom moo ñu téye pour ñu bañ a jël loolu ñu fexe ba jël beneen récépissé boo xam ne ni danañ mën a waxtaan pour mën a ànd ak le président de la république. kon kooku dafa yeeyoo jaajëf yeeyoo cant yeeyoo ngërëm, mais yi ñu koy wax li yëpp dara du ci dëgg. loolu amul tey amul suba te du am ba àll àddinay tukki. li am solo mooy ñu kenn ku nekk comprendre ni le ministre Moustapha Diop li muy liggéey mooy pour que président am ndam, am li nga xam ne moom la bëgg, te loolu ci lay dox tey loolu la dox ba lii am. ndax bu du woon mooma département bii ñu wax ñu gagné mun ñu koo gagné, ndax ki ñu joxoon fonds yi moom deful dara moom, kenn gisu ko kenn dégg ko bañ ko joxee lan naa ngi faaw dem yoonam, kenn tegatu ko bët. waa léegi Moustapha Diop mooy ñëw ci commune fekk nit ñi meeting, kenn ku nekk def nga meeting ci sa commune. département bi 17 collectivités locales yi fi nekk yëpp kenn ku nekk 16 yi ak bu Louga 16 yi kenn ku ci ne def nga meeting mu ñëw jàppale la jox la 2 millions pour nga meeting. loolu boo ko calculer 32 millions la sans compter Louga li mu fi def ay 2 millions 3 millions 4 millions yoo xam ne def na ko ci ay meeting yu Louga. mais kooku ku naan jàppale wul ku naan jàppale le président de la République ci nan ngay waxe loolu. def na ci temps, def na ci doole, def na ci alalam, jël nañ mbokkam gàddu leen indi, kooku lam ko waroon lépp def na. kon ku mel noonu kenn waru koo wax loo xam ne waru ko wax yow nga tëdd fële ca Ndakaaru di wëndeelu ba mu neex la rek ñu ngay def say complot say tappale def loo kenn xamul ba ñu gañe ko wala leneen am nga tëb naan waaw Moustapha nangam Moustapha li mu waroon a def lépp def na ko. loolu moom liñ ci wax léegi rek laa ciy wax. président de la République moom mooy xool day tànn Moustapha wala mu tànn keneen ku mu tànn ñun danañ xam ñun yan responsabilité dañuy jël par rapport à ça voilà c'est juste maa ngi sant ñëpp.